nuyu nañu leen yéen ñiy seetaan seen télévision en ligne Ndiéglé TV di am mbégte bu baax di leen dalal ci seen émission njukkal jigéen tey nag ñu invité kenn ci waa association des juristes sénégalaises AJS muy Nafissatou Seck ñu ngi lay dalal bu baax suñu sœur Nafissatou di la wax nga présenté wu pour suñu mbokk téléspectateurs yi xam yow yaay kan ak ci lan ngay yëngu bismillah dalal ak jàmm. lay fay ci nuyu di wax rek ne maa ngi tudd Nafissatou Seck bokk ci kuréelu jigéen nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllu yoon muy association des femmes juristes nekk tamit coordonnatrice boutique de droit bu nekk Pikine association. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci présentation bu sommaire boobu mais mën naa ne tënk na sa liggéey pour rek ñu dugg ci li ñu tax a jóg tey mooy AJS comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ba communément ñu di ko wax association des femmes juristes bien que sigle bi association des juristes sénégalaises mais association des femmes juristes la nit ñi di faral di gën a wax moom la ñuy faral di gën a dégg ndax mën nañu ñëw rek ci historique association bi déjà lan moo ko tax a jóg structuration bi administration bi ak fonctionnement bi ndax gis nañ ne c'est une organisation wala c'est une association très structurée ndax mën nga ci ñëw bu baax ngir gën indil ñu ci ay leeral. waaw Mariam comme ni nga ko waxee ñu nekk association des juristes sénégalaises ñu gën ko xamee ci association des femmes juristes mu nekk nag kuréel ba nga xamante ne mu ngi sancu en 1974 avant muy nekk association nag amicale la woon ay jigéen ñoo xam ne seen xel dafa màcc ci wàllum yoon ñoo ko sas ay magistrat maanaam ay àttekat ay avocat ñoom Mame Bassine Boye ñoom Mame Bassine Niang ñoom Mame Madior Boye ñoom ñëpp bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo sasoon association bi mu nekk kuréel boo xamante ne nag jigéen ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllum yoon ñoo ko sasoon ci 1974 parce que dañu gisoon ne ci jamono boobu kat àq ak yelleefu jigéen tollu woon na tollu boo foo xamante ne il fallait mu am ñoo xam ne dañuy taxaw pour jàppale leen bi mu sasoo ba léegi nag li nga xam ne moo ko tax a jóg moom mooy sàmm ak wasaare àq ak yelleefu doomu aadama rawatina nag bu jigéen ak bu xale bu taxawee donc ci mission boobu nga xamante ne moom mooy mission association bi nag li ñuy def moom mooy dañuy apporter ay formation population yi wan nañ fi ñuy teg seen tànk dañuy dem sur le terrain di tàggat population yi am nañ sax ay parajuristes maanaam ñoo xamante ne dañuy dem fekk leen ci gox-goxaat yi ñu nekk ay relais communautaires ay bàjjenu gox nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal à la base donc di defar formation population bi loolu mu ngi bokk ci mission de vulgarisation bi nga xam moom la ñuy def ay formation di def tamit ay causeries ñoo waxtaan ak population bi ci thème yi nga xamante ne dañuy gis ne liggéey bi ñuy def au niveau des boutiques de droit xam naa dinaa ci gën a ñëwaat bokk na ci thème yi nga xamante ne franchement population bi soxla nañ ko loolu bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy def ci mission boobu tamit li nga xamante ne moom mooy vulgarisation du droit maanaam wesaare li nga xamante ne moom mooy droit ak yelleef ñu sanc li nga xamante ne mooy boutique de droit pour gën a jege rek population bi fexe ba ñëpp xam fi ñuy teg seen tànk ci wàllum ak yelleef loolu daal bokk na ci li nga xamante ne association mu ngi ciy liggéey bokk tamit ak plaidoyer yi nga xam ne ñu ngi koy def ndaxte association depuis bu mu sasoo ba tey ji am nañ 40 weesu na 40 ans ñu li ñuy def ay plaidoyer ndaxte tey jii dégg nañ fi la loi sur la parité loi sur la nationalité yooyu yëpp nekk ay combat yoo xamante ne association bi bokk na ci pour jëmale kanam ak yelleefu jigéen ak xale. dëgg la xam naa ñëw nga tuuti ci seen activité phare yeeg ñu ni mel wax nga junj nga ko sànq boutique de droit mooy loo xamante ne xam naa dinañ ci ñëw ci kanam comme ni nga ko ñëw nga ci historique bi ne amical la woon ak ni mu def pour soso yooyu mais comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ba gis naa ne ñu organiser ngeen nag fonctionnement bi naka lay demee maanaam tâche yi nga fi wax nii yëpp naka ngeen koy coordonner ba mu mën a nekk. waaw donc xam nga association bi dañ ko organiser comme ni nga waxee am nañ côté administration boo xamante ne lépp luy administration am nañ siège boo xam ne mu ngi Liberté 6 terewul tamit ci fonctionnement bi ñu am li nga xamante ne moom mooy ay boutique de droit donc boutique de droit yi nag mu nekk ay bërëb yi nga xamante ne ay centre d'écoute la d'assistance d'accompagnement juridique et judiciaire maanaam ci gàttal mooy ay bërëb yi nga xamante ne képp ku am soxla ci wàllum yoon boo fa ñëwee dinañ la wan fi ngay teg sa tànk donc doo ci fay dara loolu nag nekk li nga xamante ne ci administration maanaam fonctionnement wu association bi ci la bokk donc am nañ siège mais am nañ tamit ay bërëb yi nga xamante ne ci région yi la nekk Dakar fii am nañ fi ñaari boutique de droit benn baa ngi nekk Médina beneen baa ngi nekk Pikine ci région yi tamit am nañ boutique de droit Ziguinchor am na Thiès Kaolack Kolda
Sédhiou sax am nañ fa boutique de droit donc ci organique rab bi loolu ci la bokk association. D'accord li nga wax am na solo surtout que nee ngeen du Dakar rek ngeen yem am ngeen fi ñaari boutique fii nii ci Dakar mais tamit ci dans certaines régions am ngeen fa xam naa ne ci loolu la ñuy gën a accentué wu ndax dina nekk loo dina soxal ñëpp muy boutique de droit yooyu ngay wax fan la jógee wàllum boutique de droit boobu ak lan moo tax tey ngeen sanc ko ak seen liggéey est-ce que mën nga ci ñëw bu baax. waaw xam nga boutique de droit bu ñu ko waxee dafa nekk bërëb boo xamante ni li ñu fay def mooy conseil assistance information maanaam ñu wax nit ñi fan la ñuy teg seen tànk ci wàllum yoon. donc képp koo xamante ne rek ñëw na fa jafe-jafe bu mu mënta am wala soxla bu mu mënta am ci wàllum yoon dinañ ko déglu dinañ ko dalal déglu ko conseiller ko en fonction de li nga xamante ne moom moo ko indi. boutique nag lu tax ñu tuddee ko boutique parce que dafa nekk loo xamante ne moo gën a accessible mënoon nañu wax cabinet mënoon nañu wax bureau mais comme Sénégal lañu nekk dañoo xaw a ragal ay termes juridiques yi maanaam dañu xaw a ragal ay bureau ak yooyu noonu donc lu gën a accessible ñu wax boutique de droit parce que jàpp nañ ne boutique kat koñ bu ne boo fa demee di nga fa fekk boutique te loo am di nga mën a wax sa soxla sauf que à la différence suñu boutique de droit yi kenn du ci fay dara lépp loo xam ne dañ ko fay def rek c'est gratuit léegi nag en fonction de li nga xamante ne moo yëkkati nit ki bu boobaa dinañ la wax li nga xamante ne yoon moom la may fan nga war a teg sa tànk buñ la expliquer ba pare ñu bàyyi la nga xalaat ba sa xel dal nga xool lan nga bëgg a def bu boobaa ñu accompagner la tamit noonu la ñuy doxalee au niveau des boutiques de droit mu nekk nag ay bërëb yoo xamante ne chaque jour ñu ngi fa du lundi au vendredi 9h ba 17h ci ngoon si ay juriste nag maanaam ñi nga xamante ne dañoo bokk ci kuréel bi ñoom ñoo fa ne ñu am ay doctorante en droit ñu am ay avocate ñu am ay inspectrice du travail ñoom ñëpp jàpp ci liggéey bi pour ñu mën a fournir li nga xamante ne moom mooy conseil ak assistance population yi. dëgg la jàpp naa ne am na solo ci li nga wax ci boutique de droit yi ndax nit ki moom lépp lu koy dimbale ba mu xam àqam ak yelleefam rek gis naa ne lu koy jëmal kanam la léegi ci boutique de droit yooyu comme que association ay femmes juristes ñoom ñoo ko sos ak yooyu ndax boutique de droit yooyu day prendre en charge jigéen ñi kese wala ndax pour population bi yëpp la képp ku am jafe-jafe ci wàllum yoon mën nga ñëw ñu conseiller la assister la comme ni nga ko waxee. waaw xam nga boutique de droit bi bu ñu ko waxee dafa nekk bërëb centre de conseil et d'écoute góor yi la dañ fay ñëw jigéen ñi dañ fay ñëw léegi nag góor yi dañ fay ñëw motif yi tax maanaam lii tax bañ fay ñëw bokkul ak li nga xam ne moo fay indi jigéen ñi parce que ni ma ko doon waxee ci njëlbéen ba dafa nekk bërëb boo xamante ne lépp loo xam ne dafa laaj ci wàllum yoon moo xam question état civil maanaam kayitu juddu yi kayitu mariage yi kayitu décès yi xam nga loolu bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen tey jii am na ay cas yoo xamante ne dañuy ñëw gis ñu pour droit du travail am ñoo xamante ne dañuy am jafe-jafe ak seen ay bailleur maanaam ñi nga xam ne ñoo leen loué ñu ñëw pour expliquer seen problème am ñeneen ñoo xamante ne li leen yitteel mooy lan ndono droit des successions donc bu ko defee mu nekk nag loo xamante ne fépp la ñuy intervenir ci wàllum droit maanaam lépp loo xam ne rek nit ki soxla na ko ci wàllum conseil ci wàllum orientation ci wàllum procédure maanaam fu muy teg ci tànkam bu boobaa bu ñëwee foofu dinañ ko tegtal damay waxaat rek ne que góor yi ñu fay ñëw mais motif maanaam li leen di yëkkati di bokk ak li nga xam ne jigéen ñi moo leen di yëkkati mais dañu accueillir góor yi di accueillir jigéen ñi. dëgg la loolu amoon na solo trop pour ñu leeral ko ndax boo nee association des femmes juristes ne am nañ ay boutique de droit nit ñi mën nañ jox ni xëj na prise en charge bi ci jigéen ñi rek la yem alors que pour ñëpp la c'est ouvert à tout le monde képp ku am soxla ci wàllum yoon mën nga fa dem ñu taxawu la comme ni mu waree beneen bi mooy li ma bëggoon nga ñëw si mooy accompagnement boobu nga wax surtout c'est important nga jox nit ki conseil ci wàllum yoon ba mu gindeeku am na solo mais ci li muy def tam ndax yoon du ñëpp ñoo ci am bari xam-xam foog nga am nag boo demee ci yoon ku la ci accompagner pour li nga bëgg ci yoon nga war ko mën a accompagnement boobu naka ngeen koy defee yéen wala naka ngeen koy assurer. waaw xam nga accompagnement bi ça dépend ci nit ki bi mu soxla ndaxte dina am koo xamante ne dina ñëw problème bi mu lay wax boo ko joxee conseil rek dina ko doy nga tegtal ko fu muy jaar kooku dossier am day jàll am ñeneen nag ñoo xamante ne en plus du conseil soxla nañ ñu accompagner maanaam am na cas yoo xam ne dañuy bëgg avocat bu boobaa nga boole leen avocat am yeneen cas yoo xamante ne dañuy soxla huissier par exemple ay pour def constat abandon de domicile wala pour répudiation maanaam fase naa la donc loolu yëpp nekk loo xamante ne en fonction des cas ki nga xam ne moo la ñëw gis yi bu dee dafa laaj ñu conseillé ko bu dee dafa laaj tamit lu weesu loolu maanaam ñu gunge ko ci wàllum avocat ak huissier ak yu demee noonu dañ koy def
donc ba ci sax li nga xamante ne moom mooy certificat médical parce que dañ fay jot ay cas yu bari cas de violence dafay am yeneen cas dafay am mais ñun comme suñu xam-xam ci wàllum yoon la ne lépp lu jëm ci wàllum plainte yi ci wàllum avocat yi ci wàllum huissier loolu dinañ ci taxaw bu baax ak suñu partenaires yi terewul nag ñu amee lëkkaloo ak ay partenaires yu mel ni CGID centre de guidance infantile de Dakar bu Serigne Mor Mbaye parce que am na cas yoo xam ne boo leen jotee boutique dañuy soxla li ñuy wax prise en charge holistique maanaam di nga leen bindal plainte di nga leen jox avocat wante am na leneen loo xamante ne soxla nañ ko prise en charge psychologique ndax xam nañ ne tey koo xamante ne viol dafa dal sa kaw maanaam dañ la siif wala koo xamante ne da nga sa ku jege si yow moom moo la suuf siif muy inceste kooku noonu même bu dee sax ñu ngi procédure ba jàpp nañ ki nga xamante ne moo ko teg ba tëj nañ ko ci kaso bi terewul nit ki si boppam tamit am na lu muy soxla suivi psychologique donc boobaa ñu boole ko ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire ñu jël volet psychologique bi c'est pareil tamit parce que comme cas de violence yi léegi nit ki ñëw gis la expliquer le problème am amul sax lu muy fayee certificat médical donc xaas partenariat yooyu noonu ñu mën leen yebal ci ñi nga xam ne ñooy suñu ay partenaire pour ñu defal leen certificat médical duñ ci fay dara donc loolu ba ci hébergement d'urgence parce que dangay gis koo xamante ne day ñëw expliquer le problème am mais moom li mu soxla ci urgence bi mooy ñu héberger ko donc comme ñun tamit ñu ngi liggéey ak waa Maison Rose mu nekk Guédiawaye donc loolu yëpp ay service la yoo xamante ne ñii di fréquenter boutique de droit yi mën nañ ko fa am loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy def au niveau des boutiques de droit yoon lañ jàng naam mais terewul li nga xamante ne ñi ñuy seet si moom la ñu soxla tax na ba ñu lëkkaloo ak suñu yeneen ay partenaires pour mën leen fournir li nga xamante ne mooy prise en charge globale am na solo ndax comme ni nga ko waxee prise en charge ak accompagnement dafa laaj ay moyens te gis naa ne leer na ci say propos da ngeen am ay partenaires yoo xamante ne lu ngeen ci soxla rek tey du soxla ngeen di sonn di génne ay fonds ak yooyu ni ngeen seen lëkkaloo ak ñoom dina leen permettre ñoom ñu jàppale leen ci prise en charge bi ba nga xamante ne du yem ci conseil rek ak leneen jàpp naa ne am na solo bu baax. beneen question bi mooy yan réalisation yu concrète ngeen mën ne def ngeen ko par rapport à la promotion de la femme ndax ci li ngeen di liggéey ni bokk na ci luy promouvoir jigéen yan mooy seen réalisation mu bari mu néew loo xamante ne di mën na ko teg ba tey. waaw donc réalisation yi déjà bu ma njëkkee ci boutique yi xam nga nee naa la li ñu fay def mooy conseil accompagnement wante li ci ëpp solo ci li nga xam ne moom la ñuy def ci boutique yi mooy médiation parce que Sénégal lañ ne réeréew ñu mbir ne lu bari lañ koy waxtaane donc lépp loo xamante ñëw na fa rek laata ñu ci yebal nit ci yoon parce que ñun duñu wax nit ki demal ci yoon dañ lay wax rek li la yoon may yow yaay toog xool lu la doy nga def ko mais ñun cas yu bari avant ñuy dugg procédure ñun ñoo koy régler suñu bopp parce que dañuy def li nga xam ne mooy médiation nit ki bu ñëwee expliquer li nga xamante ne moo ko tax a jóg ñun bu boobaa dañuy fexe entrer en contact maanaam woo ki nga xamante ne moom la joteel bu dee violence la bu dee problème location la lu mu mënta nekk rek ñun dañ ciy dox suñu wàll pour jéem a arranger avant muy yegg procédure donc ci côté boobu noonu réalisation yi au niveau des boutiques de droit am nañ ci ay ndam yu baree parce que cas yu bari bu ñu ñëwee ci tàng-tàng bi duñu gis lenn rek lu dul yoon dañuy dem sax ba foog ne ñun ku ñëw rek dañ la naan demal ci yoon alors que ñun boo ñëwee parce que médiation boobu noonu mën naa ne ndam la parce que cas yu bari dañuy arrivé di ci am ndam te du yegg ci procédure ci tribunal wala feneen su ne médiation boobu tamit mënu aboutir dañuy liggéey ak maison de justice référé leen fa mais boutique bi quand même foofu dafay amee résultat te loolu wane na ko taux de fréquentation boutique bi chaque année dafay gën a yokk donc boo seetee ba seet médiation yi ak maanaam bouche à oreille maanaam yi nga xam dañ fay ñëw gis ne li leen fa defaral kat macha allah bu boobaa ñu wax ko seen yeneen morom bu ko defee ñu ñëw mais médiation yi am nañ ci ay ndam yu bari association bi nag tey ji boo toolee di wax li nga xam ne moom la réalisé bari na ndaxte nee naa la depuis 1974 lañu sanc ëpp na 40 ans donc mu am lu ci bari loo xam ne AGS liggéey na ci tey ji bu ñu waxee loi sur la parité AGS bokk na ci nga xamante def nañ plaidoyer bi loi sur la nationalité parce que xam nañ ne Sénégal bu njëkk ba jigéenu sénégalais yow mënoo woon jox sa doom nationalité maanaam bu nekkoon da nga am borom kër boo xam ne du sénégalais yow jigéen bi mënoo jox sa doom nationalité AGS nag bokk ci combat bi nga xamante ne en 2013 nguuru Sénégal def réforme boo xamante ne jigéen bu sénégalais mën na jox léegi doomam nationalité loolu ci parité ba ci équité fiscale donc loolu bokk ci li nga xamante ne AGS rek pour fexe ak yelleefu jigéen jëm ci kanam bu ñu waxee tey jii nii code de l' enfant AGS bokk na ci comité bi nga xamante ne ñoom ñoo war def réforme code de l' enfant pareil tamit réforme code pénal ak procédure pénale donc loolu yëpp mu nekk loo xamante ne AGS da si dugal loxoom rek pour gën a jëmale kanam ak yelleefu jigéen wala xale donc naam nag ñu bari dinañ xalaat ne jigéen ñi lañ fi nekkal mais déedéet bu dee dafa am
dafa am déséquilibre fu mu gën a féete il faut que ñooñu kat ñu jàppale leen ñu gën a mën a tolloo ak ñeneen ñi muy jigéen ñi muy xale yi mais sinon ñëpp lañ fi nekkal loolu mooy li nga xam ne moom laa ci mën a wax. jàpp naa loolu réalisation yi am solo la di pas yu déterminé xam naa parité boobu nga ñëw dinañ ci ñëwaat ci kanam ndax foog ngeen expliquer seen conception de la parité muy mot bu controversé fii ci Sénégal boo ko waxee ñi am ci dégg-dégg bi ñi am ci beneen dégg-dégg comme que yéen da ngeen ciy yëngu di bokk ci ñi nga xamante ne ñoo porté combat bi yoon la xam naa ñu ñëwaat tuuti ci parité bi ci kanam xam naa d'accord beneen bi mooy seen élément de réponse par rapport au fait que junj nga ko sànq dañ leen di jiñ féministe dañ leen faral di wax ne ay féministe xam nga loolu bu ñu ko waxee xam nga tey nee naa la mission association bi moom mooy sàmm àq ak yelleefu jigéen mais fu mu jógee moom moo tax parce que tey ji bu ñu demoon ba gis situation boo xamante ne jigéen ñi sonn koo xamante ne lenn tegu leen ko lu dul ñu ñàkk respecter seen àq ak seen yelleef donc tey jii nii bu nee dañoo sosu c'est pour fexe rek li nga xamante ne moom mooy àq ak yelleef yëpp ñu tolloo parce que tey jii bu ñuy wax tolloo kenn waxul tolloo diggante góor ak jigéen kenn waxul tolloo diggante góor ak jigéen mais li ñuy wax mooy àq ak yelleef parce que doomu aadama bu ne dafa am li nga xam ne moom la ñuy wax àq ak yelleef te loolu bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen mais ñu gis ni kat ci suñu dëkk bi dafa am fu mu xaw a sooxee te fu mu xaw a sooxee moom mooy côté jigéen ñi loolu moo tax lépp loo xamante ne ñu ngi koy def rek c'est pour rek fexe àq ak yelleefu jigéen yooyu ak xale yi mën a tolloo ak li nga xamante ne moom lañu teg parce que suñu dëkk Sénégal signé na ay convention yu bëri loo xamante ne dafay naan àq ak yelleef dafa reconnaître li nga xam ne mooy àq ak yelleef doomu aadama rawatina bu jigéen rawatina bu xale mais ñu gis ne kat léeg-léeg dafay am fenn fu muy sooxee loolu moo tax nga xamante ne ñuy def ay plaidoyer di def ay activité pour rek effectivité li nga xamante ne moom mooy àq ak yelleef doomu aadama yooyu muy jigéen muy xale mais bàyyiwuñu kenn comme ni mu ko waxee góor yaa ngi ci biir jigéen yaa ngi ci biir mais c'est que rek bu dee dafa am fu mu gën a méttee rek il faut ñu jàppale leen pour ñu ñëw xaw a tolloo ak ñeneen ñi ma dugg foofu rek ci parité parce que parité comme ni ñu koy waxee ñu bari dañ koy réeree mbir bu ñu newee parité ba ci oto yi sax léegi da ngay dugg ñu ne yéen a ne parité mais li may wax foofu rek mooy parité bu ñu ko waxee mooy dañ bëgg fépp foo xamante ne rek yow muy góor muy jigéen jàng nga am nga compétence boo xam ne war na la fa mën a yóbbu mu nekk ay bërëb yoo xamante ne dañ fay fal ak folli moo fay yóbbu nit wala genn wàll bi ñu fal genn wàll bi ñu tabb moo fay yóbbu nit donc bu ñu jëlee jigéen nañ ci teg góor teg jigéen teg góor donc loolu la moom mooy parité mais kenn neewul parité ci kër ga comme ni ñu koy xalaatee loolu daal mooy li nga xamante ne noonu la ñu gisee parité te bëgg tamit ñëpp comprendre ko noonu bu ñu newee parité mooy parité ci instance de décision yi loolu lañ gisee parité bi d'accord naa ne am na solo leeral boobu pour une bonne fois ñu xam ban entendement ngeen ci am bay porter combat parité muy rek fépp foo xamante ne góor ak jigéen ñu ngi fa war a nekk te góor ki jàng jigéen gi jàng ñu am même niveau d'étude ñu yemale ko fu ñu mën a war a jël góor jël jigéen jàpp naa ne loolu leer na te am na solo pour ñu leeral ko léegi nag du ñàkk ci seen mission ngeen di rencontrer ay difficultés tey est-ce que mën nga ñëw ci yan difficulté ngeen di rencontrer dans l'exercice de votre mission. waaw xam nga tey jii bu ñu wax difficulté parce que comme ni ma la waxee xam nga dafa nekk ay question yoo xam ne dafa sensible xam nga tey jii boo waxee question de violence sànq yaa ngi koy wax ñu ne dañoo féministe donc loolu mën nañ ne du difficulté sax mais day nekk loo xamante ne peut-être léeg-léeg dina mën a dellul gars yi gannaaw mais quant à dire macha allah parce que ñu ngi liggéey ak ay partenaires yu bari ñu ngi ñuy jàppale ñu ngi béy suñu wax ci côté boobu te di ñaan yàlla rek mu gën a jëm kanam parce que tey jii ni bu ñu xoolee en plus de li nga xam ne moom laa la wax ci wàllum parité bi ak nationalité bu njëkk ba mais jigéen ñi mënuñu woon dugg ci corps armée yi muy police muy gendarmerie mais AGS bokk na ci combat yooyu nga xamante ne tax na ba tey jii nii ñoom macha allah mën nañ ci dugg léegi comme góor yi nañ fay duggee. dëgg am na solo xam naa ñu ngi ci suñu njeexteelu émission di wax rek comme ni nga ko waxee AGS mu ngi fii pour ñëpp comme ni nga ko waxee pour góor ñi ak pour jigéen ñi pour ay conseil ak assistance juridique di la jaajëfal bu baax soxna Nafissatou ci déplacement bi yombul comme ni ma koy faral di waxee ñu woo la nga wuy si yombul comme gis nañ manque de temps beeg liggéey beeg jàpp bi yëpp lan mooy sa mot de la fin par rapport ak suñu invité. waaw donc mot de la fin bi rek xanaa di leen remercier rek ci invitation bi nga xamante ne moom ngeen ñu invité di remercier tamit internautes yi di remercier ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire parce que tey jii bu ñu mënee def liggéey bi c'est grâce à ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ma bëgg a wax foofu ministère de la femme ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale ndaxte sànq wax naa fi am nañ fonds boo xam ne ci la ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw gis si ñu pour avocat yaak huissier ak demee noonu
ñu ngi liggéey tamit ak association des avocats yi nga xamante ne am na ñoo xam ne ils sont membres de l'association mais am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ak ñoom di jaajëfal les populations à la base di remercier suñu partenaires yépp di leen jaajëfal bu baax ci invitation. ok jërëjëf ñu ngi leen di tàggu suñu mbokku internet yi di leen jox beneen rendez-vous ci seen émission Njukkal Jigéen.